jamono yi tembe ñu ngi toog di bàyyi xel émission bi nga xam ni moo di Rond Point monsieur Lo ñu ngi lay bàyyi nga nuyonteeg ñi nga xam ni ñoo lay seetaan ci biir émission bu mag bi nga xam ni moo di Rond Point salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu seen ci internet yi di leen encouragé aussi ci li nga xam ne yéen a ngi koy def parce que yéen a ngi assuré une mission de service public. nekk ngeen ci benn domaine boo xam ne bii aussi le domaine de l' internet. internet moyen la boo xam ne bii dafay couper frontières yi. ak fractures yi amoon. permettre nit ñi ñuy tase. di consulter ay famille di waxtaane ay problème adduna bi. li ñuy wax nag rond point fi ñëpp di daje. yàlla na yàlla def ba ñi leen fii fekk si rond point bi. nekk nit ñoo xam ni xam nañ lan mooy internet. ak nag lañ ko mën a jëfandikoo. ko muy jëriñ askan bi. kon nag maa ngi leen di encouragé te di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek mu nekk njëriñu askan bi. ayca lépp luñ fi wax mu nekk njëriñu askan bi bokk na ci li ñu tax a toog tey waxtaan ak yéen waaye waxtaan ak ki nga xam ni moo di suñu invité du jour xam ngeen ni c'est un grand homme boo xam ni actuellement ni ma koy waxee nii rek Sénégal bu ñuy waxee monsieur Thierno Lo bu Daaru Musti ñëpp xam nañ ko tembe donc dañu daal di dugg ci li nga xam ni mooy débat wu tey bi nga xam ni moo tax ñu dalal la ci biir Yegle TV yaa ngi biir Yegle TV d'abord ñu bàyyi la encore une fois nan nga gisee Yegle ak liggéey bi ni muy doxee ci biir d'abord avant ñuy tàmbali li nga xam ne moo di waxtaan bi. bon li ma jot a suivre ci yéen mooy nekk ngeen d'abord ay jeunes. yoo xam ni am ngeen pasteur ci li ngeen di def. et que dégg naa seen benn slogan boo xam ne bii yéen ngi wax ngeen ne da ngeen di def la télévision autrement. et que li ngeen fas yéene di def aussi ci bi ma waxtaanee ak si yenn responsable ak yow mi mooy que ni fas yéene wu leen a créer cadre boo xam ne bii dañ fiy xaw sutura nit. créé wu leen benn cadre boo xam ne bii aussi dañ fiy def luy tas réew mi da ngeen a créé benn cadre boo xam ne bii ay débat ngeen bëgg a susciter ay débat de haut niveau nit ñi mën a waxtaan même su fekkee ne jubóowuñu ku ci nekk nga xam la sa moroom xalaat loolu ci li ñuy tuddee ay postulats en démocratie ci la bokk. kon nag nañ leen encourager rek pour que ngeen mën fay indi ay kàngamu réew mi ñuy waxtaanee problème culture sport ak géopolitique pour que ñu xam ne Sénégal ressources humaines yi nga xam ne bi ñoo ci am ñu génne leen indi leen ci plateau yi pour que ñu mën a waxtaan au lieu que ñu leen di boole ak ñi nga xam ne bi ay saaga ak ay xaste la ñuy def kon nag je vous encourage. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, la télévision a pour but de transformer le téléspectateur en consommateur. Voilà, nous y sommes. Monsieur le Nidou ci waxtaan bi d'abord gis nañu li nga xam ni moom la ñu génn bu yàggul dara muy élection législative yi mu doon benn phénomène boo xam ni mën naa ni muy percée bi nga xam ni opposition bi percé nañ ko mën na ni c'est la première fois dans l'histoire ban position ak ban gis-gis ak ban jàngat nga am ci percée bi nga xam ni opposition bi percé nañ ko. élection yi dañ cee war a jàng lu bëree bëri. waruñu cee xool seulement ay victoire ak ay défaite. parce que dafa régler ay problème yu bëri. bi ci jëkk mooy élection yi wane na ne ministre de l'intérieur mën na bokk ci parti au pouvoir. ba pare organiser ay élection mu jaar yoon. ci kaw bu defee confiance fonctionnaire yi nga xam ne bi la ñoom. ministre bu ñëw fi nga leen di fekk ministre buy dem fi nga leen di bàyyi te ñoom ñu dañ fi nekk pour servir état wu Sénégal la république ñooñu wane nañ ne élection fichier bi ak defin wi permettre nañu def élection yi ci ni mu gën a rafete parce que def nañ élection yi opposition bi def percée significative te kenn deful contestation kooku lu ñu war a jëkk a rafetlu la deuxième chose bi élection yi ñëwagul ku mel ni man tiitoon naa ci affaire violence ba def ci ay marche def ci ay débat bind ci wax ci attirer attention jeunes yi wax nit ñëpp ne war nañoo mën a dem ci ay élection ak di def jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj loolu itam peuple sénégalais wane na maturité am pour ne man bu wote jotee danaa def sama devoir citoyen danaa valider te duma ko def ci violence kon malgré la pluie malgré li ñu ci doon wax yëpp peuple sénégalais waneete na ne mën naa wote ca coow du jib muy deuxième facteur de satisfaction troisième facteur de satisfaction bi mooy on a une grande démocratie parce que suñ dul woon réew boo xam ne dafa nekk réew de démocratie kon opposition du dem bay def li mu def ni mu ko defee mooy
tase nag réew moo xam ne bi ay démocrate ñoo fi nekk. suñu système de démocratie bi taxaw na kon dem nañu ba opposition bi def ay pas significatifs ci biir assemblée bi ñu war ko rafetlu. parce que régime buy dox. sans opposition bu am doole. boobu démocratie du jëm feneen. boobu démocratie bu yàggee ci dictature la jëm. boobu démocratie bu yàggee ci tënk nit ñi fa la jëm. kon bu sa opposition avancé da nga ko war a rafetlu xam ni sa démocratie mi ngi dox ak say débat dana mën a baax parce que nit ñi dana war a ñëw nekk ay nit ñoo xam ni dañuy bañ ngay def lu la neex ak nu mu la neexee. bi ñu war a reconnaître aussi dañu war a xam ne xëccoo bu amee combat bu amee dina am ku raw. parti au pouvoir bi amul majorité mécanique mais ne ñëpp reconnaître aussi que jusqu'à présent moom moo yor la majorité ci biir Sénégal te moo yor pouvoir bi. loolu nag démocratie la kon bu kenn naan kii daan na kële kii daan na kële non parti au pouvoir perte na ay député mais ba tey moo yor majorité. parti au pouvoir perte na ay élection mais ba léegi moo yor aussi réew mi parce que le président de la République est toujours président du Sénégal et que c'est lui qui signe les décrets. d'après perte boobu nga wax encore est-ce que mën nañu si jàngat parce que bu ñuy xool en 2009. Karim Wade candidat la woon biir Dakar bi mu ko pertee après dañu gis ni après 3 ans dañu gis ni gouvernement bi dafa chuté donc tey ñu gis ni parti au pouvoir bi nga xam ne moo fi nekk actuellement muy Benno Bokk Yaakaar élection yu mujjee génn muy élection locale yi perte bu rëy bi nga xam ne def nañ ko législative yi la même chose biir Ndakaaru est-ce que loolu aussi du benn alerte bu population bi lancé gouvernement bi. non xam nga alerte moom effectivement alerte am na. parti au pouvoir bi ci boppam majorité Benno Bokk Yaakaar moo war a mën a décrypter message bi nga xam ne les populations yi dox na ko. mais li ngeen war a gën a comprendre mooy gis nga parti bu nekk au pouvoir mënuñu koo comparer ak parti bu nekk ci opposition. parti bu nekk ci ay pouvoir il faut mu am ay sanctions yu citoyen parce que citoyen bu nekk da nga naan kii sama serviteur la man maa ko tànn ne ko na ma dem pour servir ma parce que li mu yor ñun ñëpp ñoo ko bokk. ki nga xam ne bi li mu yor ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk yaa ngi xool man lan laa war a mën a am ci li ñëpp bokk bu ku nekk defee bilan kii dana kontaan kii du kontaan ki kontaanul te yàgg a wax bëgg ñu rectifier ou bien mu xool ku ànd ak kim dénk te kooku amul taxawaay bi mu war a taxaw kooku li muy def day sanctionné donc nañ considérer que ni vote bii nga xam ne bi gars yi def nañ ko pour l'opposition du vote boo xam ne bi ma Samba moo tax ma def ko ou bien ma Demba moo tax ma def ko ñu ci bëri dañoo voté parce que dañoo sanctionné benn député yi nga xam ne nekkoon nañ ci assemblée nationale te tooguñu fa toogaay bi nga xam ne moo doon toogaay bu war nekk fa ñu tudd leen ci ay passeport diplomatique tudd leen ci ay affaire viol tudd leen fa ci affaire ay trafic de visa ay faux billets ak xeex ca biir assemblée tax na ba une partie du peuple de suñu population yi demuñu wote yi ndax déggu bu ñu am ci assemblée nationale beneen la. beneen bi des ñooñu sanctionné nañu majorité bi nga xam ne bi moom moo ëppoon ci biir assemblée mooy majorité Benno Bokk Yaakaar. facteur yooyu moom moo tax ba li ngeen gis ñu gis ko parti au pouvoir bi supporté ko dolli ci nag li nga xam ne bi la mooy dal parti pouvoir yépp yi fi jaar mooy les partis au pouvoir toujours majorité dañuy am ay problème interne seen biir problème interne seen biir day indi ay sanctions yoo xam ne ñoom ñoo koy sanctionné seen bopp mooy vote sanction yeeg ak affaire yooyu ñu ngi gis yëpp loolu yëpp boo ko combiné moom moo tax parti au pouvoir bi dem perte 40 et quelques députés loolu lu jara xool la lu jara saytu la ak lu jara corriger la mais temps yi am na confusion bu ak bari bu nekk ci biir réew mi yaakaar na ne par exemple parti au pouvoir dem na ci élection opposition bi avancé na que opposition bi jël na déjà pouvoir bi ça ce n'est rien comprendre ci mentalité sénégalais yi ak ci Sénégal yi suñu comportement bi ñu nekk léegi xoolal tey jii Guy Marius Sagna xam nga mi ngi doon woote pour que ñu def ay marche population yi wàccuñu Ahmed Aïdara bañ ko fi jàppee dem dugal ko ci kaso bi te ñu doon ko soog a fal maire Guédiawaye population yi wàccuñu Barthélémy Dias bañ ko fi jàppee ba mu fa demee di wuji tribunal woote fi population yi wàccuñu population Sénégal dañ am benn maturité léegi boo xam ne bii képp koo xam ne kii comprendre ko say analyse dara du ci dox ku yaakaar ne yow
Ahma yaa yor population yi yaa ngi nax sa bopp kenn yoru leen dañu am seen ay contraintes sociales seen ay bëgg-bëgg yu ñu bugg ku leen ko fajal ñuy wote en conséquence donc li xew population yi jagleeluñ ko kenn dafa am une nouvelle mentalité beneen façon ak beneen exigence boo xam ne bii moom la population bi di demander pour am une assemblée bu ko mérité am des députés yu leen fay toogal am yaakaar ba yi am ci ñoom am problème yoo xam ne bëgg nañu régler ko pour que seen réew nekk réew buy jaar ci yoon mayatuñu kenn dara toppatootuñu parti toppatootuñu dara dañuy voter pour que seen aajo faju pour que seen réew bañ injustice seen réew nekk ci réewum démocratie loolu nag enseignement boobu nag la ñu war a tirer ci crois que bu ñu duggee ci biir émission bi dinaa la wax yan gain ak yu baax lañ mën a tirer ci li xew mais en tout cas daal lii xew c'est les Sénégalais qui ont manifesté seen droit ak seen bëgg-bëgg ak seen nu mu ko bëgg te jagleel luñ ko kenn dañ bëgg ñiy dem ci assemblée nationale na nekk ay député yu ko mat dañu bëgg aussi pouvoir bi ci boppam na décrypter seen signal pour répondre seen ay attentes fat seen ay besoins ku ko defut danañ tànn ñoom bu ñu àggee 2024 ki leen war a jiite waat. d'accord di leen tànn ñoom 2024 ki leen war a jiite waat ba tey ci coowal njiit googu la ñuy des ak yow muy biir assemblée ba tey nañuy dugaat muy ban pour yow ban choix nga am wala ban choix nga xalaat ni war na mën a jiite tey assemblée nationale ku ci mel ni Mimi Touré Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba wala ku demee ni ki nga xam ne moo di Abdoulaye Diouf Sarr. non xam nga man je ne suis pas un parlementaire nekkuma assemblée nationale. mais li nga xam ne bi daal moom lay souhaité li may souhaité mooy nañu seet parmi ñi nekk ci biir majorité benn bokk yaakaar bi ma bokk moom laa mën a waxal nañ seet ña fa ëpp coefficient mat ko pour jiite assemblée bi ñu tànn leen tànn bi nag ci ñaari fàcc lay déparé mooy président benn bokk yaakaar bi nga xam ne bi moom moo defoon liste yi moom moo tànnoon yenn nit yi moom dina ne kii laa bëgg mais kii laa bëgg boobu dañ koy entériner ci biir assemblée nationale ci ay vote lii du vote boo xam ne bi loxo ngay yëkkati vote la boo xam ne bi bulletin nga koy def dugal ko ci biir donc kenn mënta wax tey jii naka la wotu assemblée bi di nar a demee parce que lu ñuy def ci secret kenn xamul naka la mën a demee mais ña fay nekk ay président de commission nekk fa ay questeur nekk fa ay président assemblée nationale nekk fa yooyu yëpp parti au pouvoir bi moom mooy désigner ay nit ni ñii laa sañoon laa bëgg ñu nekk ko opposition aussi noonu lañ koy defee bu ñu waxtaanee bu ñu dana defar seen affaire ñu ñëw ñoom itam ñu voté ko mais dañ koy voté léegi nag man je trouve que ña fa nekk ñi fa mën a nekk président assemblée nationale bëri na fa kon nag l'essentiel est que daal nañu tànn boo xam ne du nekk tànn par parloo ñu tànn ka gën ci ñooñu ñu def ko mais je peux pas me permettre de prononcer un nom parce que ci majorité la bokk majorité boobu waruma toog di ci dugal ay yenn wax yi te ña fa nekk dama ca bari ay xarit yoo xam ne bëgguma tànn kii par à la place de l'autre mais daal nañ tànn ka mën coowal Pape Diop mi wuy ji président ci biir assemblée sénégalais yi di ci wax ñoom it ni am na ñu ni Pape Diop dafa war sénégalais yi am ñu ni Pape Diop dafa demee ak xelam ban jàngat nga am ci loolu également. bon jàngat bi ma ci maanaam mooy xam nga lii def sama liberté man dama ko xañ keneen parce que bi ma doon toog fii di def alliance ak président Macky Sall en 2014 sama waa parti rek laa waxtaanal demuma di laaj ma Samba ak ma Demba est-ce que war na maa dem ànd ak président Macky Sall ba ma ko defee dama bëgg nit ñi nangul ma ko parce que sama liberté la ak sama liberté parti kon tey du ma toog Pape Diop taxaw waxtaan ak partem jël décision ne leen ci dem seeti président Macky Sall ma di ko wax waroon koo def ma waroo koo def ak itam di ko ci xas parce que benn mi ngi def partem est-ce que man damaa dem di ko woteel est-ce que man dama ko jox xaalis ne ko demal campagnal ma est-ce que bi muy dem dafa maa laajoon suma xalaat ba mu doon réunion ak waa partem moo waa partem ñoo ko séqoon képp koo xam ne kii bokkoo ci woon joxoo ko sa xaalis pour mu campagne woteeloo ko je trouve mal que ngay ñëw di toog di dem di juger option bi mu def Sénégal yi nag erreur boobu la ñuy def. mais d'accord pour man selon moi pour man ñi ko voteel ñoo taxaw wax loolu. ñi ko woteel ñooñu am noonu droit. am noonu droit wax ko. kooku seen liberté la. parce que nit ki su ñëwee ne la man dama contre président Macky Sall dama bëgg nga jël ma demal la assemblée nationale pour nekkal la fa nga jël sa carte jox ko kooku bu demee dem fekki président Macky Sall am nga droit
ne ko waroo ko woon a def. am na lu ma ci jot na wax sax ci benn émission bu ma fi jot a def lu ma respecté liberté nit ki soo ma posé question ne ma est-ce que man bu ma nekkoon place am danaa def loolu foofu danaa leen ne bu ma fa nekkoon man du ma ko def. parce que bu ma nit ñi wóoloo ne ma yow lan yabal assemblée man danaa dem toogal leen assemblée nationale mais du ma dem man dong di dem. mais li ne nit ñi war a retenir foofu ca ma doon ko wax avant ñuy agsi ci élection yi. te itam muy leneen loo xam ne lii dama koy dolli ci li ñu war a tirer ci élection yi. mooy les Sénégalais yi seen bopp nungootuñu violence nungootuñu injustice nungootuñu wor. parce que su fekkee boo xoolee ñi nga xam ne bii ñëpp defoon nañ leen ay maire ñu jekki-jekki bàyyi fa jekki-jekki rek seppeeku rek dem fekki le parti au pouvoir ba ñuy dem. yóbbuwuñu nit ñi sa sanctionné nañ leen. loolu moo ma doon amee ne may wax toujours naan Sénégal dañuy def benn erreur. nga nekk maire ci gox mbaa nga nekk chef de quartier ci gox taxul yow nga moom population ba fu la neex nga yóbbu leen. maire aussi boo ko nekkee ça veut pas dire que yaa moom population yi foo leen joxañ ñu dem fa. yooyu erreur yooyu la nit ñi di def. maire yi yoruñu nit ñi chef de quartier yi yoruñu nit ñi ay ndaw la yu ñu tànn teg leen di leen liggéeyloo bu nu liggéeyee. ñun leen waaw góor bu élection jotee ñu falaat leen buñ liggéey ñu simple leen jël keneen ci askan wi teg ko seen place. donc moomuñu nit ñi serviteur nit ñi la gis nga le mot serviteur là nit ñi dañ koo xamul te dañ ko jël au sérieux li ñëpp bokk buñ la tànnee ne la demal nga yor ko dañ lay yónni ndaw nga. boo xamee ne ndaw nga nag di nga def loo xam ne lii ñi la yabaloon danañ kontaan ci yow loolu kon ku fi demit sa bopp nga demal te boo ko ku ko comprendre. doo leen jël parce que sax daf lay yàqal non seulement duñ indi nit ñi mais nit ñi dañ mer ba yàq ba sanctionné la loolu aussi ci li dal parti au pouvoir bi ci la bokk ci affaire élection yi. bon Yewwi Askan Wi Bougane Gueye dañoo boycotté élection yi nga xam ni moo di au conseil territorial bi nga xam ni waroon nañ ko amal ñu boycotté ko est-ce que loolu aussi gis nga ni institution bu baax la wala déet. non boycott aussi ci processus démocratique la bokk en matière d'élection. ni mu amee abstention am vote ni la mën a amee boycott. da ngay boycotter parce que gis nga ni lii neexu la na muy doxee pour yow jaarul ci yoon ak itam nga mesurer say chance na itam ça sert à rien bu ma demee damay perte. gis nga ñoom opposition bi ñoo gën a xam ne élection yooyu jarul buñ ci demee duñ ci am dara parti au pouvoir bi moo koy jël parce que ay élus ñooy vote ñi ëpp ay élus. ëpp ay mairie bu ñu demee di wote ñoom ñooy gagné. donc da nga gis ni du boycott mais daw la. non mën na ko tuddee boycott parce que boycott mooy bañ nañoo bokk. buñ bañee bokk rek boycotté nañu. mais fond bi mooy xam ne ni jarul ñu di ko def parce que buñ demee dañ leen di gañ. waaw c'est la réalité lii du ay position partisane ay chiffres la. ay chiffres la buñ ne xam nga buñ ne conseils yi ñooy wote ñi ëpp conseil ñooy gañ. waaw ba pare. président ci boppam dañ ko may benn nombre boo xam ni moo koy tànnal boppam. kooku du président Macky Sall moom fi la ko fekk. waaw dañ ko tey muy tànn ay xuma ay 60 quelque yoo xam ne moom moo koy tànn d'office. ba pare ngeen dem wotewaat encore ci yoo xam ne moom moo la ci ëppale conseil lay doon pour parti au pouvoir bi ñoo fekk. d'accord kon conseil lay doon pour parti au pouvoir bi. oui parce que c'est noonu lañ tëralee règle yi. waaw ba tey ñu ngi ci biir coow rek muy Aminata Tall aussi gis nañ ni distance am ak ki nga xam ne moo di président de la République ba après élection yi gis nañ ni mu génn def benn sortie wala L'Obs bind ko ni këram gi mu nekkoon ak yëpp dañ ko fa génnee ban position ak ban xalaat nga am ci loolu. pour ce qui ay kër guñ ko génne ak yooyu amoo ci lu ma leer ca man dama nekk nit koo xam ne kii lu ma xamul. du ma ko wax. mais xam naa daal ñi nga xam ne dañ daan nekk ay institution ou bien nekk ay ministre ak affaires yooyu bu ñuy soog a génn ci seen ay fonctions am na benn durée boo xam ne bii may nañ leen ko ñu toog d'abord ci seen kër gi ñu nekkoon. ba pare ñuy continuer di jël seen ay salaire loolu nag ay nombre de weer yooyu ay 6 mois la je crois bien bu jeexee da ngaa war a libérer patrimoine état bi. dañoo war a dagg aussi salaire bi nga xam ne moom la doon jox. loolu daal xam naa ko ci affaire bu jëmee ci mbiri kër yi noonu la mbir yi war a demee. quant à maintenant ay position ak le président Macky Sall ay xarit lañ woon ñoom ñaar bu yàgg ba léegi la leen taqale xaw ma ko li ma ci mën a def mooy ñoom ñaar ñëpp xam naa leen te ku ci nekk man am naa jàmm ak yow parce que Aminata am naa ay relation particulière ak moom. parce que bi ma doon def sama alliance ak président Macky Sall ñu koy def teeru bi mosu cee dem ci kenn ko allié ak président Macky Sall mais ba mu déggee ne man maay def alliance dafa ñëw par force di ko toog bi ñu jëlee parole lan la wax daf ne nit ki ñëw jaral na ma ñëw fekk si ko
parce que xam naa ay principe maa ngi moom ñoo daan nekk ci conseil des ministres président Abdoulaye Wade gis naa position yoo fa daan taxawee kon kii nit ku mel nii bu ñëwee fekk si man fi ma nekk jàppal président Macky Sall ñun ñëpp dañu war a topp pour gàttandu ko parce que kii ku am njariñ la pour réew mi te itam ñoo ngi soog a am nit ku mat ku ñu fekk si wax jooju ba mu koy wax ñoom Luc Sarr ñii ñëpp ak ñoom Mamour Saleh gars yi APR yëpp ponte APR yëpp ñoo reprendre wax boobu mu waxoon wax ko kon nag su demee ba meloon noonu bay rafetlu li ma fekk si woon xaritam président Macky Sall du ma mën lu ñaan ñu jéem a seet naka la ñuy def ba defaraat seen diggante mu gën a ratax parce que man bëgguma nit ñi di tàqalikoo te dama bëgg foo toll rek ngay yokk sa mbooloo nga koy bañ a wàññi. ci loolu bu diggante bu ratax mu mel ni parti bi APR. dafa mel ni xeex bi dafa bari loolu seen biir du barewul maanaam lu ñuy juboo ci seen biir mais est-ce que loolu aussi du kii boo xam ni day impacté ci li nga xam ne moo di seen carrière politique. loolu ci parti politique yi noonu la mel ne bu ñu nekkee ci opposition di galérer ñoom ñëpp. dañuy am le même combat mooy jëli fi parti au pouvoir mais une fois que mu commencé di xeeñ rek la prise du pouvoir nga gis contradiction yi commencé di am bu ñu demee ba jël pouvoir bi nag mu nekk benn guerre à l'interne loolu nag parti yi dañ cee war a tirer ay conséquences tous les partis yi mas a nekk pouvoir di am xeex yooyu à l'interne dañoo perte pouvoir ba ñoom saboté seen bopp garab gi nga toog waroo di dagg cër yi ci kii racine bi boo ko dee dagg da ngay mujj toog garab yaa garab yi yëpp ngeen àndandoo daanu ci suuf un combat démocratique da nga koy mener à l'intérieur du système ngeen waxtaane ko fexe ba trouver ay solution ca it parti au pouvoir ñëpp mënuñoo toog di nekk au sein de la république ak di ñoom ñëpp ñu am métier parce que pour république même boo amee ay nit yi la jàppale am na ñoo xam ne waruñoo dugg ci biir république am na foo xam ne waruñu faa àgg parce que seen comportement seen niveau seen façon défini dafa am beneen comportement boo leen war a dugal loolu dugal leen ci biir république bi ña fay dugg mooy ñi ko xam ñi ko mën a servir ñi xam texte yi ñi xam ñu am toogaay bu rafet boo xam ne dana la mën a dimbali yow mi ñu tànn nga xam ne dañ lay yónni nga nekkal fi ñëpp ñu bañ koo def avec arrogance respecter les règles républicaines ñeneen ñi la àndaloon aussi da nga leen war a jox seen cër waroo leen a bàyyi mais état ni mu yaatoo mën nga leen a jàppale ku ci nekk te fa mu nekkoon ak ku ci nekk ca na nga ko mën a defee ñii mën na nga leen jàppale si parce que ay uude leen ngeen jàppale seen uude ñii ay transporteur leen nga jàppale leen seen transport ñii ay commerçant leen nga jàppale leen seen commerce ñii amuñu woon liggéey nga dimbali leen jox leen luñ dem liggéey ji mais doo jël uude bi doon def nga bàyyiloo ko uude ba mu doon def di ko dugal ko ci biir présidence mbaa nga jël ko dugal ko ci biir assemblée nationale mbaa nga jël menuisier ba indi ko menuisier bi fexeel ba mu nekk menuisier boo xam ne bii am na tout ce qu'il faut mook moroomi menuisier am ba mën a liggéey ku ci nekk dimbali ko ca fa mu nekk te nga jël ñi nga xam ne bi la nag politique gu ñu sax mais ay citoyens sénégalais lañ yoo xam ne yi dañoo mën a liggéey te mën a liggéey pour seen askan nga jël leen jiital leen parce que yow da nga nekk le président de tous les Sénégalais nekkoo le président d'un seul parti politique ou bien nekk président wa say xarit ou bien sa njaboot da ngaa nekk président de tous les Sénégalais ñu tànn la jox la mission am yaakaar ci yow kon da nga koo war a mën a liggéey te na mu gën a rafete ak Sénégalais yi nga xam ne bi ñoo lay yónnee léegi nag parti yi bu ñu amoon xel du ñu toog di saborder di reyante ci seen biir ba perte pouvoir bi dañuy bàyyi ñi nga xam ne bi am nañ xam-xam ca mën a traduire li taxoon ñu fal waa ji ñu fal ko ñeneen ñi ci des tey ma jox la kaaw APR tey di nga seen siège bi ñu am nii waroon na fekk ñu nekk un parti organisé comme le parti socialiste et les autres partis dans le monde ñu dem foofu nga xam ne bu ñu xëyee seen siège leen jëm bu ñu demee foofu mu am fa ay kilifa ay kàngam yu fa nekk yoo xam ni dañuy nekk di élaborer ay programme pour parti bi dañ fay nekk pour di suivre les politiques publiques bi parti bi di def dañ fa war a nekk di former jeunes yi c'est des gens qui doivent même être salariés kon ñoom ñooy dox ci biir réew mi nekk les relais di doxal président bi di former mi di dundal parti bi seen secrétaire général di seen président toog fële au sein de la République moom di accomplir li taxoon nga xam ne bi defoon na ko mission donc il faut que les partis politiques apprennent à être des organisations yuy fonctionner di defi cotisation di def de la promotion sax bay am ay richesse ailleurs yu bokkul ak président bi nga xam ne tànn nañ ko mu di leen liggéeyal suñ ko defee ñëpp danañ gën a gis ci seen bopp ci biir parti bi te ku ci nekk da nga xam fan la sa liberté commencé ak fan sa liberté fan lay yem
confusion yi du am ca danoon noppal ki nekk président de la république kooku itam war nañ ko boole ci yi nga xam ne bi war nañ ko tiise ci fi ñu situation politique bu Sénégal bi toll. atia fi situation politique bu Sénégal toll je vous rappelle toujours que vous êtes en direct sur Yegle TV dans votre émission Rond-Point comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi gis ngeen ni waxtaan bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy am ak tey monsieur Thierno Lo bu Darou Mouhty monsieur Thierno Lo bu Sénégal monsieur Thierno Lo bu àdduna mën nañ ko wax parce que ñëpp xam nañ ni jot na servir Sénégal ci loo xam ni ñëpp teg nañ ci seen i bët ba tey dañuy continuer ak yéen ba tey dañuy continuer ak waxtaan bi ki nga xam ni moo di suñu invité muy monsieur Thierno Lo ba tey coowal hôpital Dantec bi faaw ñu dugg ci parce que mën nañu wax actualité ba yegg si fii te duñ ci wax fi mu toll nii coow li bëri na lool ci hôpital Dantec malade yu ñuy génnee dañuy jaay hôpital bi dafa am hectares yu ñu ciy jaay loolu ban xalaat nga am ci loolu ak ban leeral nga mën defal ci loolu un peu. non man xalaat bi ma mën a def mooy ay constat la mën def parce que nekkuma ci biir dossier bi géré wuma dossier bi. D'accord. mais je sais que le fait que hôpital Dantec bon centenaire comment di délabré wu maternité bi ay at a ngi nii ñu tëj ko doxul te tous les professeurs yi nekk ci biir hôpital bi ay kàngam lañ yoo xam ne dañuy bind ci revue scientifique yi dañuy jóge fii sax di exercer ji à l'étranger di ñëw ay réew ngi fi yoo xam ne ñu ngi leen di yónnee suñu ay malade ñoom ñoo leen formé fii à l'université de Dakar. Donc lu mel noonu buñ nee dañ koy defaraat mënuma def lu rafetlu ko parce que le président de la République mi ngi commencé di def ay actions ci domaine sanitaire bi di defar ay hôpitaux di indi ay plateaux kon lu ci dolleeku rek surtout nag hôpital Le Dantec kooku ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu. léegi nag quant à suuf sa fa nekk suuf si patrimoine état la état moo yor foncier bu ko neexee da koy jël yow mii sa kër sax bu ko état soxla woon da lay exproprier ñëw jël ko defal la compensation rembourser ko mais fu mu soxlaa suuf ci dëkk bi mën na koo jël. suuf si nag moom moo ko moom su ko moomee mooy seet nam ko neexee mu def ko ni pour faire mu def loo xam ne ni yaakaar naa ni moo gën li nekkoon pour problème askan wi. léegi nag quant au montage financier ak nu mu mun di def fekkewuma ko xawuma ko mënuma caa wax. bu ma demoon ba nga xam ne bi am naa instrument yi ba jot ko bu boobaa ku ma ci laaj daan la wax sama xalaat mais man du ma def spéculation. loo xam ne gisoo ko xamoo ko laajte jiwuloo ko nga toog ci plateau de télévision rek ñu ne la hôpital Dantec nga daal di commencé waaw leen jaayee suuf sa jaaw mètre carré ba fee lay jël di dugg di joxe même impression que ñii dañ cee jël ay commission ou bien ñii ay corrompu lañu képp ku ci bokk mën na la porter plainte. te bu la porter plainte pour diffamation doo ci gaaw a génn parce que am na loo xamut téyewoo dossier soo ci waxee da ngay wax rek li leen neex te reprendre des fois aussi waxut nit boo xam ne bii tegu ko fenn kooku complicité lay indi fu ñu yóbbu ci yoon mën nañ la cee topp kon nag nañ jël habitude di demander état bi nga xam ne bii la moom la ñu jël lu muy def war nañ ko demander mu leeral ko war nañ ko demander mu wax ñu naka la demee journalistes yi nan dem defi ay investigation dem seeti li nga xam ne bii xam nga journaliste d'investigation mu liggéey mooy lan mooy la nit que di nëbb bëggu koo wax nga dem fexe ba mu génn nga feeñal ko kon nanu apprendre ñoom à faire de l'investigation ñi nekk ci société civile tout citoyen am nga droit dem gëstu dem laajte ji ba téye dara boo téye dara lu dëgër nga ñëw teg nga wane ko mais nañ nekk ci stade d'investigation stade de recherche information mais bañ a nekk ci stade accusation ak wax loo xam ne lii xamuñu ko. waaw ak loo xam ne xamuñu ko bu ñu jógee ci coowal Dantec mën nañ dugg directement ci coowal banque agricole bi nga xam ni dégg nañ fi aussi coowal détournement bi xew fan yi bi ñu dégg ci réseaux sociaux yi dégg ko ci journaux yi ñu koy wax ban jàngat également nga am ci loolu. bon là aussi man je ne suis pas guidé par les réseaux sociaux ak par ay journaux ay revues de presse ak li nit ñi di wax ay sénégalais lañu. mais quand même presse bi mooy tax ñu xam. actualité attendez presse du toujours lu mu wax dëgg la am na journaliste yoo xam ñoo ak yow ñooy ama dañuy dégg rek di tëb di laajte rek daal di tëb rek bind seen benn article. soo leen laajee ñu la soo leen la dama la ne non yow xam nga fii comme par exemple yaa ngi wax nii yi nga wax nii xam nga xamoo ci dara bu la neexee nga tëb léegi joxe benn xalaat joxe benn version. sans pour autant nga dem defi investigation ou bien nga romb fii dégg Thierno Lo nee na nga jël ou bien nga jékki-jékki bind benn affaire bu la laajee nga réfugié wu ci lii nga xam ne bi la mooy méthode bi gën a facile. mooy sama source du ma ko joxe. ou bien nit wax ci diw laa ko jëlee xam nga yooyu
dafay indi toujours ay problème li am problème mooy boo déggee dara boo ca xamee lu wóor nga wax ko boo ca bëggee xam dara nga dem gëstu ji ko boo ci xamul dara nga noppi. mais banque agricole bu la laajee nga ni banque ak assurance ak lu mu mun doon détournement kenn waru koo nangu kenn waru koo admettre. mais bu détournement amee nañ bàyyi état bi ak les corps de contrôle ñu dem leeral ko teg ko ci pour que nit ñëpp xam lan moo xew. de la façon fu ñu tudd détournement. nit ñi dañ dem xooli ko ba xam am na ou bien amul bu amee di ngeen gis ñu dàq ñeen nit ñi mbaa ñu yóbbu nit ñi wenn tribunal. citoyen bu nekk aussi am nga droit soo déggee lu mel noonu nga dem saisir OFNAC dañ ko créé pour affaire yu mel nii boo gisee nit koo xam ne kii gis nga ni mi ngi def ay enrichissement ca nga am ci ay preuve ca nga yaakaar ne état bii moom du ca def lu mu soo def defal dossier bi nga dem jox ko OFNAC. OFNAC dana ci def li mu ci war a def yëpp dem jox ko procureur bi pour que ñu teg ko ci yoon. kon li citoyen am comme jumtukaay na koy utiliser moo gën muy dugg ci foo xam ne fii leneen mën na ko faa fekk parce que amul instrument ya amul lu ko wóor parce que Sénégalais yi dañuy fekk foo xam ne fii buñ fa jaaree fi la mbir mi gën a gaaw a leer mais duñ ko def OFNAC bu ko ñëpp doon topp di jël yëf yi di ko fa yóbbu kon lu bëree dina leer mais nag vraiment dégg te man xamal affaire banque bi nii xam man yóbbuma ko woon. su ma nekkoon ku dëgër fit damay ñëw fii rek nga dem banque bi rek ma daal di commencé wax fi loo xam ne lii mën na ma cee porter plainte maa ñu yeb ma ci parce que dañuy gis ëllëg que ni li ma doon wax dara taxawu ci. waaw. aja mi ngi noonu ba tey tey seen émission rond point yaakaar naa ni comme ni ma leen ko waxee woon démb bërki démb ci annonce bi ni mu doon jàllee tey gise ngeen ko noonu waxtaan la boo xam ni waxtaan bu am solo lay doon mais également dañuy préférer di ko def waxtaan bu posé ngir yéen ñi seetaan mën a bàyyi xel bu baax a baax waxtaan bi nga xam ne dinañ ko seq ak suñu invité bi nga xam ni moom la ñu am ci plateau bi dañuy daal di continuer un peu parce que li dese ci waxtu bëreetul baron daanaka suñu régisseur bi mi may accéléré fi ñu toll nii Macky Sall mi nga xam ni mooy njiitu réew mi président de la République du Sénégal jotoon na tas li nga xam ni moo di gouvernement bi tey ban position nga am wala tey ban jàngat nga am wala tey ban choix nga am pour poste premier ministre yi ba la nga ci mën a wax. xam nga foofu itam dafa am loo xam ne lañ tudd ay prérogatives yoo xam ne président de la République lañ ko jagleel moom lañ fal ne ko yaay tànn ci la neex ku la neex tànnal nga signé décret defal sa gouvernement moo am prérogative tànn premier ministre tànn ay ministres am. mais quand même yow am nga choix. kon au moins choix ci loo xam ne lii du suma prérogative. choix benn choix laa am. mooy bu ñuy tànn nañu seet ki ñuy yaakaar ne xam ku baax la ku mat la koo xam ne ki dana mën a rassembler Sénégalais yi dana mën a dox jàmm du am parloo dana liggéey pour république bi ca yooyu bari na ci biir Sénégal kon yàlla nañu tànn ku mel noonu mais ki ko war a def laajuma sama xalaat xamu nu mu koy defee moom moo koy def mais yéene mi am daal yàlla na def tànn bi nga xam ne bi la mooy tànn bi gën pour Sénégal te itam am na possibilité tànn parce que am na ay réservoir yoo xam ne yii ñi ngi fi nekk dépassé nañu tax majorité am ay sénégalais lañ fi nekk yoo xam ne am nañ xam-xam te bëgg nañoo liggéeyal seen réew te moom amul lu ko ump kon na gëstu bu baax xam ne sénégalais yëpp ñu ngi toog di ko déglu ci tànn bi mu war a def waaw. Présidentielle 2024 Khalifa Sall sera candidat Bougane Gueye également Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñu def sortie fesal ni dañuy doon candidat 2024 ban jàngat nga am ci li nga xam ni moo di futur candidat yooyu nga xam ni war taxaw nañu même ku ci mel ni Pape Djibril Fall également taxaw nañu ni dañu war a doon candidat en 2024. mais am nañ ci droit sooy dañ ne Sénégalais boo xam ne bii remplir nga yi conditions yi nga xam ne bii la moom nga war a remplir am nga possibilité ak droit pour présenter wu pour dem teg sa candidature pour que peuple sénégalais bi valider seet ba xam est-ce que mën nañ la fal ou bien mën ñu la fal. yow mii su la neexee nga defar sa dossier 2024 nga dem defi sa dossier man mii ak keneen su leen neexee ñu def seen dossier Sénégal nan bàyyi benn affaire boo xam ne ñu ngi commencé di ko def te loolu mooy indi problème yu bëri ci yi ñuy am jékki-jékki ci 17 millions de Sénégalais nga bëgg cee tànn juróomi nit ou bien juróom-benni nit pour pousse déjà population ne leen ñii ñoo war a dem nekk seen président de la République fu ñu ko teg ñooñu ban parcours lañ am ci Sénégal boo xam ne bii ñun war nañ leen a déjà ne ñii ñoo war a nekk suñu candidat gis nga façon boobu noonu la nit ñi di fabriquer ba fabriquer ay nit yoo xam ne nañ ñii président lañ war a nekk te ba fekk seen i coow ak li ngeen leen di tudd ak li ngeen leen di jox moo tax ba ngeen jékki-jékki def leen ci bopp nit ñi ca amuñu performance bu ñu liggéey ba nit ñi ràññee leen ci jëfin amuñu kii lu ñu wane ba nga xam ne ñii xamu nañu réew mi
amuñu leneen lu ñu def ba nga xam ne ñii am nañ ay carnet d'adresse sur le plan international ba mën a ba nga jox leen ko ak itam ñu xam suñu réew naka la tëddee ci aada yi ak réalité ak le parcours bi ñu am ak socle bi ñu am naka la taxawee nga xool xayma leen ci yooyu yëpp ba ni kii kat mat na koo nekk mais ñii da nga leen a bëgg di leen classifier parce que nekkoon nañ ci mbedd yi di xuloo di saaga di xaste ba siiw nga ni kii mën naa nekk président nga jekki-jekki benn nit nga toog fii di xas député yi nekk assemblée nationale bay di dem nit ñi di la déglu ba nga ne man kat léegi bu muy jógee ñii maa leen ëpp doole danaa dem léegi pour nekk majoritaire à l'Assemblée nationale remplacer leen parce que duñ dara nga dem bi nga demee 165 députés moom nga doon xool di leen xas nga dikk ne ca cundum di benn ci 165 1 sur 165 yor ay 30 000 26 000 voix ak ay affaires yooyu ñu tuddee la plus fort reste léegi ñu bëgg laa jël di la classé léegi nga ëpp doole ñeneen ñoo xam ne peut-être demuñu woon compétir mais suñu compétiroon dinañ am plus fort reste ou bien ñu raw la fuuf mbaa ñu am groupe parlementaire mais comme participer wuñu ñu bëgg laa jëkkati jox la coefficient boo xam ne bi wóor na ne amoo ko parce que échec bu mat sëkk moom nga def da nga bëggoon a dugg am groupe parlementaire baa nga gagné assemblée nationale ba nga fa demee population yi woteeluñ la ba nga ne cundum yow kese nga dugg ci biir kooku xoolal kenn wër ta def classification boobu ak nga wër bari coow bari bruit ñu ne la candidat mbaa nga def kaso rek ñu ne la candidat xam nga Sénégal critères yi nga xam ne bi moom la ñuy defee publicité nit ñi ak di leen yëkkati di leen teg ci yeneen nit loolu taxawul te baaxul te du permettre ay choix yu baax ñii ngeen fi tudd bu ngeen yaakaaree ñooy nekk ñi nga xam ne bi ñoom dong ñooy taxaw di yëkkati seen loxo pour laaj réew mi yéen a ngi juum bis bu ñu àggee ci 2023 ba dawal tuuti di ngeen gis ay yeneen sénégalais yu taxaw di laaj réew mi te bu boobaa sénégalais yi toog seen kër bariwuñu coow mais ñoom xam nañu lu ñu bëgg xam nañ fi réew mi toll bu boobaa danañ def benn tànneef boo xam ne dana wuute ak tànneef yi nga xam ne moom ngeen di def parce que li xew yàlla bu mu xew ci élection présidentielle nga toog di wote ay maire xamoo sax liste bi ngay wote ci maire yi ku ca nekk nga toog di wote ay liste assemblée nationale xamoo sax liste bi ngay wote kan moo ca nekk comme député yàlla bu ñu tànnal benn président bu mel noonu parce que mere naa kii kon naa ko pousse mu dégager ku fi ñëw baax na yàlla nañ ci yàlla musal alliance APD ak biir APR lan mooy futur am suma alliance APR à un moment de l'histoire man dama créer un parti politique ànd ko ak ay sénégalais yoo xam ne maa ngi profité ci émission bi di leen réitérer sama mbégte sama ànd ak ñoom parce que yu nekk ci parti politique boo xam ne bii ña ca nekk dañuy liggéey nekkuñu di tàllal seen loxo nekkuñu ci ay rajo di yuuxu di wax nañ ma jox poste bi jox ma ci poste bi am ay principe am fayda bu leen ñëpp respecté am ay jigéen yu ci nekk foo leen fekk fi ne nii ñu ngi def seen ay tontine di def seen ay formation ba toog yow mi leen jiite nga dem di toog ñu naan la sant nañ la parce que yaa tax léegi bu toogatunu di jëw yaa tax léegi ba dañuy participer suñu dépense su kër indi seen ay sëriñ ay seeni jëkkër ñu toog ne la samay soxna mi ngi nii di liggéey ak yow li nga leen defal teg naa sama bët foo mën a dem àndal ak ñoom ba 2 heures du matin man damaa woo jigéenu APD ñu topp ñu dem feneen jeune APD kenn du leen dégg ñu saaga kenn du leen dégg ñu xaste et c'est des jeunes qui sont très 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 bien formés fu ñu dem daañ ko fa wane seen jëfin seen jikko seen wax ak seen contribution intellectuelle donc li ñu doon wax ñun ne dañuy impacter ci politique bi mooy ñoo ngi ciy impacter sans pour autant ñuy xëccoo ay position de pouvoir former nañu ay jigéen former ay xale di wane ne mën nga def politique ca doo saaga ca doo xaste te mën ngay contribuer gis nga mission bi nga xam ne bi ne moom la parti politique am mooy l'éducation citoyenne mission de service public di former ay nit di defar citoyenneté di accomplir ay droits ak di respecter say devoirs kooku ñun déjà c'est une mission que nous avons réussi bi ñu taxawalee lu mel noonu pouvoir taxu ñoo jóg mais dañu bëgg a impacter ci li xew ci réew mi pour que mu nekk ci njariñu askan wi ñu daan def alliance ak le président Macky Sall ànd ak moom di liggéey ak moom ca laajuñu ko ay poste parce que sénégalais yi dañ dul xool jikkoy nit ñi ak doxalinu nit ñi 2014 laa def alliance ak président Macky Sall ba 2020 muy 6 ans maa ngi ànd ak moom di liggéey ak moom mosu leen a dégg ci rajo xale yi APD
cadre APT jigéen APT mais man sans wàllu bopp may réclamer ay poste bu ñu la joxee poste nag en 2021 nga toog 7 ans ñu soog lay jox benn poste ñu bëgg réduire compagnonnage bi parce que ay poste la loolu c'est de l'injustice ci nit ñi xamuñu li tax nit ñi jóg am na ñoo xam ne ay poste taxul leen a jóg parce que suñu ay poste man sama poste taxoon a jóg ba ma président Macky Sall woowee ci lay dugg APR yéen ñëpp xam ngeen ne tey jii su ma nekkoon APR bu ñuy maa nga ca biir fa ñuy dogalee dëggantaan njaay fa lay dem parce que ña fa nekk ëpp ñu ma posture bi duñ ma ëpp fidélité duñ ma ëppalee loyauté te duñ ma dàq liggéey kon bu ma demee ba jël beneen yoon c'est parce que ni ma gisee parti politique yi di doxe ak la fay xew loolu la bëggut moo tax ma dem former yeneen jeunes ak yeneen ki ñu ànd ci alliance nag lañ def alliance nag dafa am yu ci neex am yu ci naqati parce que bi ma defee alliance bi gis ngeen aw ma ay maire aw ma ay député aw ma ay affaires parce que le principe de l'alliance ñëpp mën ñoo nekk maire ñëpp mën ñoo nekk député mais liggéey nañ ci biir pouvoir bi ay affaires yu bari yoo xam ni def nañ ko muy njariñu askan wi léegi nag alliance boobu dafa am fu muy yem alliance boobu fu muy yem bu ñu demee ba nga xam ne président Macky Sall mi ngi def mandat su mandat bi jeexee daañ def évaluation seet ba xam ñun suñu poursuite lan lay doon parce que li ñu fas yéene yàlla nañu yàlla may wér-gu-yaram ak fan bu gudd ca sàmm ñu musal ñu ci saytaane dañuy continuer toujours pour di liggéey pour Sénégal dañuy def toujours pour défendre la République par rapport à ses ennemis par rapport à ses fossoyeurs parce que moment bi ñu toll chaque citoyen chaque patriote war nga jóg parce que réew mi ngi nekk ci kii wax ne bu ñu ko seetaanee ci gouta la jëm bu ñu ko seetaanee ñu ko war a diriger danañ ko diriger indil ñu fi ay problème ethnie indil ñu fi ay problème de violence te fi ñu toll ci monde boo xam ne bii monde de boo xam ne bii de conflit la ñu nekk ci benn zone boo xam ne bii ay zone de conflit la suñu pétrole di bëgg a génn ca yi réew yi yor pétrole yëpp ñun gisoon nañ leen kon la leen daloon ñun warunoo dal gis nañ ñu réguler leen par la famine ñu réguler leen par ay guerre ethnique ñu réguler leen par ay guerre tribale bu ñu nekkee di xeex seen biir ñu dem di sàcc seen pétrole ak jël di ko yóbbu boo gisee ay réew yu amoon pétrole jaar foofu kon yow boo ñëwee war ngaa fexe ba doo fa jaar bañ faa jaar nag moo ñu seet ñan la ñuy tànn ñu seet ñan la ñuy waxal ca ñu seet aussi bu ñuy yëkkati di def promotion ñuy def promotion nit ku nekk patriote nit ku bëgg jàmm nit kuy wax dëgg nit ko xam ne Sénégal réew la moo xam ne mii histoire ak affaire waaso ak affaire ay xeet ak ay affaire religion mosuñu koo xam kon nañ ko préserver te ni ñu koy préserver ñun ñoo war a xool ñi ñuy def seen promotion ak ñi nga xam ne duñ def seen ay promotion te ñuy waxante dëgg réew boo ci nekkee kii tooñ ak ki nga xam ne jaarul yoon da nga ko joxañ na ko yow mi li ngay def teggi ko pour que ñu xam ni kii moo jaarul fi mu war a jaar ba ñu waree wote kenn du ko fi woteel loolu daal man bëgg naa daal ñu gën a xool bu baax ca bañ wax naan jóge fi rek ku ñëw baax na jóge fi rek ku ñëw baax na baaxul nañ commencé pousse nit ñi ñu ñëw di génne seeni programme pour ñu waxtaan pour que ñu xool kan moo ci gën le programme buñ ci àggee ñu fal ko loolu daal bëggoon naa ci insister très fortement buñ ci àggee ñu fal ko ba tey ñu ngi ci nawet gi ñëpp xam nañ ni mën nañu waxtaan ba mu jeex te duñu dugg ci plan Orsec bi nga xam ni président de la République def na ci ay milliards te jusqu'à présent dafa mel ni mi ngi gën a aggravé wu mi ngi gën a wala catastrophe baa ngi gën a dem lu ci mel ni yenn zones yi ba tey ñu ngi inondé ban jàngat nga am ci loolu. loolu moom dama cee wax ci ba sonn première chose bi may jëkk a def mooy ñaan yàlla mu gën ñoo yokkal taw bi mais mu gën ñu ko yóbbal ci àll bi parce que mi ngi taw Dakar fi ne nii ba ndox mi bëri mais am na ay zones yoo xam ni tey jii rek maa ngi doon waxtaan ak sama chauffeur bi nga xam ni bi la dafa ji ay ñebbeeg ay affaires yooyu seen dëkk fële foofu taw bi toll moo ma koy wax tey ñu ñoo xam mën ma gis nga fii di nga nii taw bi mel fii de man woo naa waa Sarsara fi ne nii vraiment foofu ñàkk na ndox man nga xam ne sa ñebbe ji moo tax ngay wax loolu mun ma waaw ñebbe jaa ngi bëgg a yàqu kon foofu kon soxla nañu ndox mi mu dem ci biir àll bi fii nag li xew ci biir Dakar ci affaire mbënd mi je pense que ñun responsabilité collective la parce que ñun ñoo permettre dem fekk foo xam ne ndox moo fay jaar ñu dëkk fa il est vrai que nit ñi def nañ dëkkukaay bi mais état bi ci boppam état yi fi jaar muy PS di PDS di président Macky Sall bii léegi ñoo waroon a jël seen ay responsabilité xam ne suñu xaalis bi ñu jël di ko sotti ci biir ndox mi kooku c'est pas normal war nañu évaluer xaalis bi ñu ci def fan la am na fu ñu doxoon ndox war faa jaar am na ñoo xam ne def nañu fa suuf dem dëkk fa war nañoo xool lu tax ñu dëkk fa xaalis bi ñu joxe fan la jaar ku ci nekk lan la joxoon comme marché nga war ko exécuter noo ko defee muy benn bi des ñu def li gën a fondamental
mooy li ñu dugal ci ay milliards 750 milliards yi ngeen di wax président Macky Sall wax ay 1000 milliards du temps du président Abdoulaye Wade mais loolu dafa taxaw ville la defar kon suñ jëloon xaalis bi délocaliser population yi dem tabaxal leen ay kër yu rafet nga xam ne dañ lay jox kër ba pare jox la leneen xaalis sax boo liggéeyee par xaj na ci presque 2000 milliards def nañ ko ci affaire ndox mi mën nga cee wutal nit ñi ay kër yu rafet jox leen tuuti ñu jox ko seen doom mu dem liggéeyi fu ñu dégager nga def ko léegi ay infrastructure yoo xam ne dañ koy def ñuy jël ndox mi ñëw yépp ci biir Dakar pour que ñu régler ko donc loolu danoo jaaragul ci yoon wi dañoo jël daal suñuy milliards yu ñuy dajale nawet bu ne ñu ñëw sotti ko ci biir ndox mi dajalewaat yeneen milliards xaaraat beneen nawet ba ma nekkee ministre de l'environnement laa leen waxoon ne c'est pas la solution du dox du dem tey du dem ëllëg mais ñi ma waroon te nga xam ne ñoom dañoo bëgg ci marché yi ñoo koy gérer dañ ciy am as tuut ñooñu bëgguñu woon nga trouver solution boo xam ne bi day tax milliards dootu génn nañ waxante dëgg loolu yëpp nag buñ ko évaluer woon dañ ci am ay solution beneen bi des prévention ci boppam Afrique ak Sénégal particulièrement dañoo mettre un accent particulier sur la prévention mooy prévention mooy nga jiitu seet lii ñëw naka nga koy régler balaa muy ne tël dal ci sa kaw géej gaa ngi nii di avancé ñoo ngi wax mbir mi de fàtte géej gi mi ngi avancé mi ngi lekk Dakar di dem di ñëw benn jour ngay xëy ñu xam ma dañoo fekk xam ma duñu fekk mais yàlla na yeex aussi nga jékki-jékki rek ndox mi envahir Dakar kooku itam dama cee yàgg wax bi ma nekkee ministre de l'environnement damaa commencé woon di étudier benn conférence des bailleurs pour que ñu ñëw fii commencer protéger tout le littoral jëm Ndar parce que protection côtière doo fekk ruq bi rek nga defar ko bàyyi bee ruq parce que ndox mi foo defar mu day dévier dem feneen bi ma defee conférence bi ba pare bàyyi ko fii bañ may remplacer li tax état dafa war a am continuité soo dikkee fekk kenn tàmbali dara soo ñëwee la nga war a mën a jëkk a def mooy fan la yemoon ma àggale ko kon heure bi fekkoon na avec les bailleurs ñu commencé di def protection côtière bi protéger la ville de Dakar protéger la côte la même chose mën naa ko wax ci tourisme dama dikk organiser 2 salons internationaux du tourisme ba inscrire ko ci agenda organisation mondiale du tourisme muy OMT ñi ma remplacé woon dañu waroon a ñëw ne defoon naa ñaari édition tey nan def ñetteeli édition mais waxatuñ lu jëm ci salon mais la ñuy def mooy jël xaalis bi nga xam ne moom lañ dajale pour la promotion de la destination du Sénégal ñoom moom la ñuy jël di passe di dem ay salon Berlin salon Paris salon Burkina Faso salon tel ca salon yooyu booy dem ay centaines de millions ngay dem yóbbu ko ci réew ma ngay dem moom moo koy capté man dama bëggoon yeneen nit ñi yeneen tour opérateurs yi yeneen dëkk yi di indi seen xaalis ma koy capté di organiser ay salon au Sénégal bu ñu dikkee transport bi dox restaurant yi dox hôtel yi am ay nit artisans yi jaay ay marché ma profité ci visiter leen les merveilles du Sénégal pour que ñu xam la destination du Sénégal c'est quoi ku bëgg a investir Sénégal nan ngay dem au lieu ma jël léegi sama xaalis bi ma yoroon ma koy exporter muy xëcc seen xaalis pour indi ko moo tax ma def 2 salons internationaux du tourisme mooy ku xamul salon international du tourisme rek moo ko dul def te moo dul xam lan lay jëriñ mooy permettre nga indi investisseur mooy permettre jours yi ñu fiy toog ay 3 ou 4 jours yi yëpp millions yi dugg ci biir Sénégal yooyu kenn xamul naka la toll te doo jël sa xaalis di ko yóbbu donc pour revenir rek mooy continuité état lañ war a def loo fi fekk rek nga xool ko jubbanti li nga war a jubbanti seet la nga ca war a dolli ñu yóbbu ko pour que mu dem te it ñu def ci benn affaire mooy boo ñëwee jël benn département te Sénégal yi bi ko yoroon nekk fii ci am générosité pour jàppale la da nga ko war a woo mu jël xalaatam jox la ko pour que yow mii soog a ñëw moom mu nekk ca biti di la jox xalaatam nga boole ko sa xalaat pour que département bi ngeen yóbbu ko parce que yéen ñëpp ay sénégalais ngeen. loolu moo taxoon bi ma fi nekkee ministre du tourisme ba ma ñëwee damaa woo El Hadj Malick Sy Souris ak ñi ma jiitu woon yëpp ci tourisme ma ne leen nañ leen añandoo méridien président pour que yéen a ma jiitu woon ci secteur bi ngeen ñëw indil ma seen xam-xam ma boole ko li ma fi fekk ñu développé ko looloo tax ma organiser ñaari salon yooyu ndem si yàlla El Hadj Malick Sy Souris yàlla na ko yàlla yërëm ca yeexe ñu ak Jacques Baudin yàlla na ko yàlla yërëm ca yeexe ñu keroog ak ñoom ñëpp laa bokk ñu añandoo bañ paree Souris moo ko ne woon yow yaay porte parole bi waxal parce que kii lim def kenn mësu koo gis ci monde bi kenn mësu koo gis Sénégal daañ ko jàppale ñoom ñëpp ak Tidiane si la ñoom ñu jox ma seen xam-xam moo tax ñu réussir ci tourisme loolu ñu fi doon def ba amoon ci la médaille d'or de la fédération internationale du tourisme à cause de la vision parce que suñ première édition lañ comparé ak le Top des Arts de Paris yooyu yëpp dama koy wax
pour wane ne ni nit ñi war di comporté woo ak li ñu war di def parce que réew mi ñoo ko bokk. acca dañu war xool li ñuy comporté woo parce que réew mi ñoo ko bokk daanaka émission bi jeex na temps bi mat na fi ñu toll nii waaye am na loo xam ne faaw ñu kii ko faaw ñu laaj la sa position muy président Macky Sall ni oui ni non sur le 3e mandat ban position nga am foofu. position bi am benn d'abord suivre naa jury ay émission mais dama am benn position de désolation am lu ma metti trop parce que réew nit ñi war nañoo mën a bañ a bokk fuñ far nit ñi war nañoo demander rigueur mais bu ñu demee ba ay intellectuel ay instruits di wàcc ci yenn niveau de débat yu bàyyi man damay tiit pour république bi. dafa sax gis nga suñu parparloo dafa dem bay rey suñu xam-xam dafa dem bay bëgg a dugal Sénégal ci benn goutte boo xam ne bi demul ndax lii xam nga booy réclamer marche ak di def lu nekk li ñu tënk mooy constitution. constitution bi dafa wax bu leer naññ bu leer daf ne yow Ahma boo bëggee nekk candidat ci élection présidentielle da ngay def dossier dem def ko conseil constitutionnel. conseil constitutionnel boobu moom mooy valider candidature pour que nga mën a présenter wu te même boo présenté woo buñ la falee boo deful prestation de serment ci kanam conseil constitutionnel doo nekk ba mukk président de la République du Sénégal. léegi nag danger bi ñuy daw xam nga mooy lan léegi certain nombre d'intellectuels et de politiciens et de Sénégalais ñi ngi wax lii dañ naan xoola suñu yoon nekkul ci conseil constitutionnel kii moo waxoon lii diw mi topp ca kii topp ca léegi xoolal suñu yoon nekkul ci conseil constitutionnel ñu yéen ñii la ñuy régler seen problème xam nga loolu lan lay indi su ñooñu taxawee ne léegi xoolal defuma li ngeen di wax conseil constitutionnel laa jëm. ok luñ leen mënal. dara yow kenn mën na laa tere fi ne bu déposer candidature de tey nga def ko te conseil constitutionnel boo ko tuutalee respecté woo ko defoo ko bu conseil constitutionnel disparaître woon tey jii élection du am Sénégal. conseil constitutionnel bu ñu ko reconnaître nit ñi demuñu fa déposer seen i dossier bàyyi wuñ ko mu valider élection du am te bis bu ñu indee nit ki nga ne ko yow doo dem conseil constitutionnel doo fa déposer ji mais mën ngeen indi un blocage dans le pays. indi fi ay reyante ay affaire yu nekk il faut que nit ñi nangu leen. loolu mooy yoon wi nan bàyyi ku bëgg a jaar ci yoon wi mu jaar ci yoon wi bis bu àggee lu conseil constitutionnel dogal nit ñi nangu ku dem déposer mu ne la bokkoo ñu taxaw ne la bokkoo su la nee da ngay bokk ñu la demal bokk mais peuple bi su fekkee le peuple dans sa grande majorité comme nan defoon président Ablaye Wade mu dem conseil constitutionnel ñu ni du dem ñu ne na dem conseil constitutionnel validé ko mais peuple bi daf ne waaw conseil constitutionnel nee na waaw mais ñun nee nañ déet c'est ça la démocratie. li ci wax yëpp niveau bas la ak perturber processus la bàyyi leen conseil constitutionnel dem li war a def peuple bi ci boppam mooy décider mais bu peuple bi kontaanul ci comme kontaanul mu bañ laa woteel. ok voilà. j'espère que vous avez adoré ce soir mooy émission bi nga ko doon waxee comme ni ma ko doon waxee rek muy émission Rond Point daanaka waxtu bi xoj nañu waxtaan la boo xam ni waxtaan bu am solo la daanaka fi mu toll nii internet yaa ngi commenté ñu ngi wax xam naa ni bëgg nañ lool ci li nga xam ni moo di jotaay bi ñu amal tey ak ki nga xam ni moo di monsieur le ministre Thierno Lo. dañ lay bàyyi nga tàggoo ak ki internet yi lay seetaan. waaw léegi may remercier ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi toogoon di ñu seetaan ak internautes yi nga xam ne toog nañu consacrer seen temps pour di ñu déglu dama ci profiter rek pour wax leen yenn internautes yi ñuy seetaan yëpp nañu faciliter ñuy def débat xam nga débat ça ne veut pas dire que loo wax ñëpp d'accord ci. débat da ngay ñëw joxe xalaat nit ki contre sa xalaat ne contre naa ko. ngeen discuter ci su ngeen ci discuter ñaari affaire moo mën a am kenn yey moroom ji c'est très bien. ou bien kenn yeeyul morom ji ñu ni lii ay postulat la en démocratie parce que xam yow Ahmad li nga xalaat ma xam li kii xalaat loolu ci avancement démocratie la bu ko defee ku ci nekk nga dem seet la nga ci tiire ak ku ci nekk nga dem sans pour autant que mu débouché ci ay saaga ay ñàkki teggin parce que xam nga saaga ñii saaga ci ay sodo xam nga boo saaga ci sodo buñ tontoo sodo ba rek xamal ne yaa moom saaga bi te nit ku bugg boppam du saaga parce que boo saaga mën nañ la koo delloo ku bugg sa way jur doo ko saaga parce que boo saaga xamal ne saaga mën na dellu sa waajur te mbooloo moo gis ka fa gën a néew xam-xam mooy kay saaga ki am xam-xam doo ko dégg mu saaga donc nanu apprendre di débattre di dégloonte di waxante pour que ku si nekk da nga xam ne loolu moo mën a jéemee réew mi kanam parce que Sénégal débat mi ngi fi bëgg a dee ca débat fu mu amul borom xam-xam du mën a ñëw parce que danaan bu ma ñëwee ñu saaga mu toog këram ak xam-xamam ki war a jàng kon du am lu ku ko jàngal loolu nag baaxul.
Aja merci beaucoup monsieur Lo di la jaajëfal ci disponibilité bi également. Merci beaucoup, je vous remercie et vous encourage. Aja merci beaucoup yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel c'était votre émission Rond-Point comme ni ñu koy baaxoo di defee tey nag ñu doon benn daanaan di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel ci émission bi nga xam ni buñ tàmbalee ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon daal di jàkkaarloo ñun c'est pas évident donc dafa baax à chaque fois ñu nit ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni à chaque fois bu leen fàtte di abonné mais également bu leen fàtte di activer cloche de notification bi comme ça lu ñu dugal ngeen mën ko jot à temps jaajëfal nañ bu baax a baax Fallou Samb mi nga xam ni moo nekkoon ci affiche yi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ni mooy Baron mi newoon ci régie bi newoon ci xarale yi ne ci lumière bi ne fépp l'homme à la double casquette ñu leen jaajëfal di leen joxaat rendez-vous beneen samedi incha allah beneen invité ci biir Yegle TV même chaîne jaa ngeen jëf.